mbokk yi ñoo ngi leen di leen sant ci teelu bi ñu dikkaat ak yéen nag ci beneen numéro seen émission li ci diaspora bi nag tey spécial lay doon ci feebar bi nga xam ne moom moo lëmbee Italie lëmbee àdduna bi di coronavirus. li ci diaspora bi nag comme ni ngeen ko xamee ma koy def ak sama naataango Baye Diouf bu rajo defaral suñu bopp. laata nag ñuy dugg ci waxtaan bi ak ponk yi nga xam ne moom la ñu war a faram-fàcce tey ci biir émission bi damay jox Baye Diouf rek mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw Augustin maa ngi lay nuyu di nuyu ñuy seetaan Diaspora Vision ak ñuy déglu rajo defaral suñu bopp. di bëgg trop à chaque fois su ma jógee Milan di ñëw Brescia. wax dëgg yàlla ma ne woon nag tey parce que am naa fi ay nit. yoo xam ne indépendamment équipe Diaspora Vision bi. yàlla def na ci ay ma am fi ay nit ba bés ni ki tey depuis très longtemps sax dafa mel ni Brescia laa dëkk. dëgg la. te nag wax dëgg yàlla tey daal ma ne woon naa nuyu gërëm nit ñooñu. kenn ci ñoom mooy Modou Ndiaye Ayo. wax dëgg yàlla saa yu ma jógee Brescia def may xaar ci gaar bi jël ma indi ma fépp fu ma bëgg a yóbbu ci Brescia mu yóbbu ma fa. ba noppi su may ñibbi mu jël si ma yóbbu ma ci gaar bi. ma koy gërëm ci loolu ndax disponibilité boobu te liñ séq wax dëgg yàlla da koy faral di ko wax. du dara lu dul liggéey muy mbirum marketing ñu seqoon ko wax nga teg ko ci yoon ba yàlla def tey mu am ci benn expérience di ma ko gërëmee di ko wax ne man maa ko war gërëm. dëgg la. keneen ki nga xam ne maa ngi koy nuyu tamit muy Seydina Camara nekk président association ASBP. nekk président association bi. yàlla def mu nga Sénégal barki démb daf ma oo pour renouveler ma ses sympathies. wax dëgg yàlla mu nekk nag mbir mu rëy. moo tax biñ gisee affaire Miss Sénégal boobu nga xam ne moom ci équipe bi la bokk. ñu nar leen sonal ñu defoon ci benn action boo xam ne mu porté. changer données yi. carrément dëgg la. su ma jógee ci loolu aussi maa ngi nuyu l'honorable Nango Seck moom grand sax la may wax moo grand la may wooyee. dëgg la. c'est vrai maa ko mag mais nag ay weer ça me vieillit un peu. mais maa ngi koy nuru gis wax dëgg yàlla disponibilité ma am fi nag yeneen rak ak yeneen boy yoo xam ne ñu ngi ci biir Brescia relation yi ñu am ba ci l'ancien président Aliou Ba. relation yi ñu am wax dëgg yàlla comme maa ngi ñëw Brescia di dugg ko génn. ma ne woon tey naa profité wu ci émission bi pour nuyu leen di leen jox tamit disponible gis wax dëgg yàlla parce que ñun dañoo am benn éducation loo xam ne doo ko jàngee fii. te soo ko jàngul Sénégal doo ko mën a yore fii mooy mag lu mu la mag rek dafa am benn respect bu nekk seen diggante. dëgg la. te loolu dafa indi paix sociale xam naa ne. c'est pas le moment ci émission bi du loolu. de moo indi paix sociale très importante muy valeur très importante Sénégal. d'accord relation ci diggante nit. te nag surtout nag diggante ak ku la mag su dee benn weer la sax. dafa am bañ nañ ko ba grand. te loolu Sénégal rek la am de toute l'Afrique occidentale Sénégal rek la am. dëgg la. muy valeur boo xam ne dañ ko war même suñ génnee bitim réew bañ koo ñàkk maanaam ngeen seqante jàmm ak salaam. dëgg la waaw yow. waaw mu juum ak mu wax dëgg ak yëpp nga sëqante ak moom loolu dafa créer parce que koo mag rek am na keneen ku la mag. dëgg la donc dafa mel ni dafa créer benn paix sociale. mu nekk donc maa ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu mënumaa lim ñëpp. mais vraiment Brescia Milan laa dëkk c'est à 100 kilomètres de Brescia mais parfois saa yi mu ñëwee Brescia day mel ni fi laa dëkk. dëgg la ndax gis cofeel bi nga xam ne waa Brescia am nañ ko ci sama. wàll maa ngi leen di gërëm. jërëjëf Baye Diouf ci kàddu yooyu nga jot a yëkkati lépp rek ci defaral suñu bopp comme ni nga koy waxee saa su nekk. c'est vrai aussi que relation interpersonnelle yi lu am solo la. dafa bokk tamit ci suñuy ay valeur lu ñu war di gën di fësal la di ko dund ci suñu biir diggante ci si biir communauté yi nga xam nañ ci yooyu lañ nekk. laata nag ñuy dugg ci biir émission bi dañuy seetaan rek ponk yi nga xam ne moom la ñu war a faram-fàcce tey ci biir émission li ci diaspora bi. tey nag ci seen émission li ci diaspora bi ñu jagleel ko nag benn xët mu di rek feebar bi di coronavirus waaye ñu di ci faram-fàcce nag ay ponk yu bëri ñu di rek naka la situation gi mel fii ci réewum Italie ak sax naka la ko rek doomi réewum Sénégal yi fi nekk di dundee.
naka noonu it danañu gëstu it naka la ko nit ñi rek di dundee ci réewum Sénégal ak ban gis-gis ba tey rek lañ ci am waaye it dinañu dellu si rek ci li war a doon nag taxawaayu kër yi taskati xibaar yi ci mbir yi ñu mel ndaxte rek des nañu seetlu yenn saay ne yokk gi wala it wax la ci dul dëgg dañ koy faral di gis. si seen émission li ci diaspora bi danañu càmbar it jéego yi nga xam ne rek gouvernement réewum Italie def na ko rek ngir aar askan wi ci wàllu woowu ba tey rek des nañu nag def ab gëstu ci matukaay nag yi nga xam ne rek réewum Sénégal jël na ko ci dugub beeg génn bi waaye it ñii di jógee rek ci diwaan yi nga xam ne jàngoro ji feeñ na fa. yaatali ponk yi ñu war a faram-fàcce tey gannaaw bàq gi lay doon. waa Baye comme ni nga ko déggee rek ci ponk yi mu mel ni nag feebar bi di coronavirus lëmbee na àdduna te fii nag ci Europe daanaka Italie la tàmbale di law ci yeneen dëkk yi mu créé nag benn panique générale fii ci biir communauté bi yow ci ayu bés bi ban jàngat nga ci mën a def. waaw effectivement Augustin mbirum coronavirus bi lu doy waar la ci Italie. maa ngi déglu léegi rek ne presque 1000 cas yi toll nañ ci évidemment mbir mi mu ngi déparé semaine dernière semaine bële ca vendredi bi mais dañoo gis d'une manière fulgurante ci peu de temps mu développé wu. presque chaque jour rek ay 200 cas yu bees wala 300 cas yu bees dañuy fes mu nekk nag lu doy waar. ndaxte ñëpp xam nañ ne coronavirus bi Chine la juddoo te ba mu commencé Italie ci réew yi njëkk a jël. seen mesure Italie mooy le seul européen bi nga xam ne dafa tëj ligne aérienne maanaam avion du jógee Italie dem Chine ak yenn avion du jógee Chine ñëw Italie. Malgré les relations étroites yi nga xam ne Italie am na ko ak Chine. loolu nag jaaxal na ñu bëri ndaxte mbir mi en réalité mu ngi feeñ fii ci Lombardie. Lombardie suñ koy wax mooy région bi ëpp doole. ci Italie mooy région bi nga xam ne wax dëgg yàlla industrie yeeg finance yi fi lañ nekk. mu ngi feeñ nag ci benn partie rek bu ñuy wax province de Lodi te province de Lodi ci sud de Milan la nekk moog Milan ci Lombardie lañ bokk waaye su ñuy wax province de Lodi tamit du province bi yëpp benn zone bien circonscrite bu xam ne 10 communes la. mbir ma Augustin mu ngi feeñee ci dëkk ci commune yooyu ci dëkk bu ñuy wax Codogno moom la benn ingénieur italien dem urgence plusieurs fois ñu ko doon traité comme grippe influenza lañ koy wax fii. yàlla def na fa naa ci 3e fois bi lañ door a xam coronavirus mbir mi nag. foofu la déparé foofu la ñuy wax épicentre di law ci italien ñu koy wax foccolaio mooy fi muy explosé foofu la tàmbalee di law bi muy law nag wax dëgg yàlla problème bi nga xam ne difficulté yi nga xam ne italiens yi moom lañ am mooy waajooju mu njëkk a dal ñu koy wax patient numéro 1 musul dem Chine mais nee nañ mus na waxtaan ak dem añi ak benn nit boo xam ne dafa demoon Chine. d'accord nit kooku moom la ñu woowee patient 0 mais ki ñu yóbbu ko contrôler ko gis ne amul dara mooy kooku moo wax ne moom la fréquenté woon donc problème bi nekk entier nekk jusqu'à présent xamuñ mbir mi nan la duggee Codogno. maanaam patient 0 ba léegi gisuñu ko. patient 0 ba léegi gisuñ ko. léegi nag patient 1 bi mooy ki nga xam ne moom feebar. d'ailleurs moom la ak jabaram. mooy ingénieur bi nga doon. mooy ingénieur bi. jabar ji dafa ëmb. léegi nag ñi ñu mosoon nekk ak en contact yëpp ba ca biir urgence yi ñu koy wax pronto soccorso fii. am na sax ñuy liggéey ci pronto soccorso boo xam ne wàll na leen. d'accord. loolu tax mesure bi nga xam ne première mesure bi nga xam ne moom la Italie jëloon moo di ne ñi dëkk foofu yëpp ñu mettre leen à l'écart loolu tax ñu leen di woowee zone rouge. d'accord.
maanaam bañ nit dugg fa ñu jokkalanteeg yeneen nit ñi ci Italie. maanaam à l'écart mooy ñoom daal fa ñu nekk ci diwaan yi ñu nekk du ñu génnati. duñ génn te kenn du fa dugg. kenn du fa dugg donc loolu mooy mais surtout nag Codogno l'épicentre dur le noyau dur mooy Codogno. d'accord yàlla def na bés ni ki tey hôpital Codogno tëj nañ ko. kenn du dugg Codogno kenn du génn Codogno pour 14 jours 15 jours. loolu mooy difficulté bi léegi nag comme ni nga ko waxee lu mel noonu su xewee non seulement Codogno mais yeneen 10 villes yi nekk ci côté bi ñooñu tamit dañ leen mettre en isolement. évidemment am na question terminologie boo xam ne après dinañ ci dikki. dëgg la. parce que loolu ay termes médical la quarantaine isolement. duñ ko def ñoo xam ne dañoo feebar. parce que ku feebar réellement dañ lay yóbbu ci hôpital dañ lay hospitaliser daal di la traité. dañ lay hospitaliser isolé la ci biir hôpital bi. ci biir hôpital bi mais ñi nga xam ne mosu nañ jokkanteeg ñu feebar te ñu ragal ñu développer maladie bi. parce que maladie bi en réalité su feeñee ci yow mu ngi développé yu diggante premier jour. ba ci 15 jours ci diggante boobu. dina toog lu toll ak ñaari semaine ci yow. ñaari semaine mën na feeñ nag ci une semaine. d'accord mais maximum suñ toogee 2 semaines feeñul ci yow dañ naan mucc nga ci. donc maanaam jàngoro jàll mënul dund au-delà de 14 jours. de 14 jours. d'accord léegi nag comme feebar bi xamaguñ garab bi bu koy faj li ñi nga xam ne moom la ñuy def pour limiter dégâts yi mooy képp koo xam ne mës nga jokkalanteeg ku am feebar bi ñu ne ko kaay ñu def la. quarantaine wala isolement ñaari termes yi presque benn la après xam naa dinañ ci dikk. dëgg la pour xool ndax yow ci 14 jours yooyu da nga développer maladie bi dina feeñ. am déet wala déet. voilà lii mooy wax dëgg yàlla li nga xam ne moo xew évidemment problème bi ni mu amee moo di ne bi mu amee dafa indi ay werante sax diggante gouvernement bi ak région Lombardie. parce que gouvernement bi muy le président du conseil ñu koy wax Giuseppe Conte moom daf ne problème bi yëpp mooy hôpital Codogno ñoo respecté dur procédure médicale yi parce que peut-être xamuñu woon feebar bi moo tax parce que waa jooju njëkk faa ñëw muy ingénieur de 38 ans boobu su fekkoon ne ba mu ñëwee ca première fois bi jël nañ ko contrôler ko dinañ xam ne coronavirus bi duñ ko bàyyi muy dem këram mais nee nañ ñàkk xam feebar bi ñu téye ko comme ku grippe mu def ñaari yoon ñetti yoon ba doon di circuler ci dëkk bi. loolu moo indi problème bi yëpp fa la problème bi yëpp juddoo. d'accord. alors évidemment bi mu waxee loolu ki nga xam ne mooy le gouverneur de la Lombardie moom attaqué Conte ñu indi ay xuloo ci seen biir parce que comme ni nga ko xamee problème politique da cee dugg parce que gouvernement bi ñoom ñoo yore ministère de la santé. mais fii région yi dañoo am benn pouvoir en matière sanitaire. parce que ñoom ñoo gérer lu ñuy wax les agences. ASLI yi ñoom ñoo ko gérer. am nañ benn administration autonome en matière de santé quoi. en matière de santé. léegi nag président de la république bi muy Giuseppe Mattarella jëm na leen calmer ñoom ñëpp parce que période de crise su jotee dañ li muy wax autolésion ne nañ ko war a wàññi. dëgg la maanaam xuloo alarmisme bu ëpp waaw alarmisme bu ëpp dañ ko war a wàññi. évidemment alarmisme bi moom parfois da ngay xool sax xam sax ndax du problème politique daf cee dugg trop. manipulation politique daf cee dugg trop. parce que bërki démb comme dama doon déglu ci télé bi un journaliste proche de la droite ñu koy wax Vittorio Feltri mu wax joo xam ne daf maa jaaxal man mi nga xam ne sax màggeewu ma juddoo muy Italie mais comme fii laa dëkk dama ko def comme suma réew. moom xam nañ ne journaliste buy provoqué la. li wax ci rajo ca télé ba bërki démb moo di ne feebar bi comme na nekk crise boo xam ne na daane gouvernement bi. maanaam su dee coronavirus bi mën na daane gouvernement bi nañ ko bàyyi mu avancé. moom daal gis-gis bi mu ci am moom xaw na doy waar. doy waar muy lu doy waar donc dama ne la peut-être dañ ciy manipuler beneen affaire bi mooy am na ñoo xam ne toujours alarmisme daf leen neex. parce que li nga xam ne moo xew moo di ne. am na ci ku dugal benn audio fa naa procureur de Milan sax mu ngi koy enquête rek ne gaaw leen dem jëndi ndugg yi yóbbu ko seen kër
ndaxte supermarché yi léegi ñu tëj kenn dootul am stock. mooy li ñu doon faral di gis daal. waaw muy mu nekk fake news boo xam waaw léegi nag supermarché yi gars yi vidé ko kenn mësul gis loolu. supermarché boo xam ne soo fa duggee day mel ni terrain désert maanaam dañoo jënd marchandise ba nga xam ne couvert bouteille kii ni nga koy wax di couvert bouteille sax fekkoo ko fa mu supermarché bu vide. mel ni en temps de guerre la. mel ni en temps de guerre. loolu nag wax dëgg yàlla du lu rafet parce que nag quoi qu'on dise te ministre Di Maio bi yore presque 0,01% du territoire la concerné. mu nekk un petit espace évidemment law na dem quelques régions actuellement 12 régions mais mënuñu wax ne expansion bi mu am Lombardie amu ko beneen dëkk expansion bi mu am ci zone rouge bi nga xam ne Codogno mooy épicentre principal bi amu ci beneen dëkk. kon nag alarmisme parfois c'est un peu exagéré mais jarul tamit sous-évaluer il faut que rek ñu xam ne Italie nekk na dëkk boo xam ne su taxawee wax dëgg yàlla dina doy waar. ndaxte nag conséquences économiques yi day bëri parce que ñëpp gis nañ ne bourse bi daanu na benn façon daanu boo xam ne nam daanoo woon 2008 avant crise économique temps yi bërki démb rek ci foofu la toll. moins de 10% de chute des bourses de la bourse de Milan mais aussi mu ngi ci laalaateeg yeneen bourse yeneen dëkk yi. dëgg la dëgg la kon nag loolu mooy situation bi di wax ne am na ñu ci dee muy 17 morts mais dañoo seetlu ne ci 17 morts yooyu ñu ci bëri ay màgget lañ 78 ans jëm ca kaw la. maanaam feebar bi daal bu fekkee da nga amoon beneen jàngoro ci sa biir ci la lay gën a mën a gaaw di daan. effectivement te loolu benn virologue benn borom xam-xam bu nekk Genoa. moo ko wax mu ne nañ bàyyi alarmisme bi parce que nit koo xam ne dafa am diabète coronavirus ñëw fekk ko fi mais mu dee ba noppi ñu ne coronavirus moo ko rey c'est pas sérieux peut-être diabète bi parce que gisul guñ ci benn jeune bu coronavirus bi rey amagul liñ gis moo di ne ña cay feebar ña ci dee ci 17 yëpp li ci ëpp yëpp presque 99% yi ay ñoo xam ne dañoo amoon yeneen feebar màgget rek xam nga feebar la parce que 80 ans. léegi sa système immunitaire bi aussi. bu fekkee dafa xaw a wàññeeku noonu feebar bi ñëw dal la day xaw a mais nee na soo dee waruñ ci wax te nee na nañ bàyyi chiffres yi ñuy wax ne ñaati nil tous les jours moom médecin boobu nga xam ne affaire maladie infectieuse la yore te lay toppatoo te nekk foofu Genoa moom moo wax loolu muy docteur Bassetti noonu la tudd. kon nag loolu wax dëgg yàlla moo di ne alarmisme bi nga xam. Milan moom ku fa jiwoon lundi da ngay yaakaar ne c'est pire que mois d'août. waaw mais ci wàllu boobu sax ban disposition la réewum Italie jël vraiment pour freiner un peu contagion yi parce que tam gis nañ ne moom commencé di law parce que ba bu ñu demee sax sa sud Italie gis nañ fa ay cas léegi. waaw effectivement bon léegi ñoom à part isolement boobu ñu def zone boobu nekk ci Codogno ak li ko wër. xam nga mënuñ tëj Italie. mënuñ Lombardie wax dëgg yàlla jaxasoo na parce que fi mu nekk nii entreprise yu bëri ñu ngi am problème maintenant leneen li nga xam ne mooy woon situation de panique bi waa sud bi léegi ñoom bugguñ waa nord waa Lombardie ñëw fa. est-ce que c'est pas par précaution maanaam tamit. waaw par précaution mais xam nga soo waxee précaution te Union européenne bi ñu bokk tëjul. tëjuñ frontières yi yow ci biir Italie nga bugg a tëj frontières yi muy un autre problème très ancien en Italie mooy. L'antagonisme entre le nord et le sud. mais ci beneen wàllu aussi est-ce que amul un problème d'organisation ni ci ni ñu mën a jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy épidémie bi. waaw man je pense que li ñuy. entre les différentes provinces disons. wala les différentes régions. waaw parce que li am moo di ne Italie moo di ne comme ni ma ko waxee gouvernement bi moo yore ministère de la santé mais régions yi dañoo am benn espèce d'autonomie en matière sanitaire. d'accord. am na sax. gouverneur bu Friuli ne day tëj école bi gouvernement bi ne ko waroo tëj école yi ñuy xëccantoo ba fa naa tribunal lañ mujjee ba tribunal jox raison gouvernement bi. parce que li xew moo di ne région yooyu muy Friuli muy Lombardie muy Veneto muy Umbria yooyu yëpp gouvernement Lega Nord Lega la mooy le gouvernement le parti de Salvini. seen ay gars daal ñoo fay. waaw ñoo fay diggee te ñëpp xam nañ.
jàppante bi am diggante Lega ak Giuseppe Conte mi nekk premier ministre léegi nag dafa mel ni léegi dañ ko yóbbu sur le plan politique te mooy li ma wax rek li journaliste bu doy waar boobu Feltri waxoon parce que bërki démb tamit suñ gis le gouverneur de la Lombardie muy Fontana mu tudd Fontana dem def benn direct Facebook ak masque bi takk masque bi ne parce que secrétaire am benn secrétaire am lañ gis ne dafa contaminé mu mel nii soo gisee masque bi presque kanam yi kanam gi yëpp la yore mu nekk une mauvaise image boo xam ne lay jox Italie à l'extérieur. dëgg la parce que le touriste anglais wala l'investisseur américain wala bu beneen dëkk mu gis la man su ma nekkoon Fontana dinaa ruus a génne loolu. dëgg la waaw parce que moom feebarul mais nee na secrétaire am moo feebar rek léegi moom day takk masque te day isolé boppam te kenn waxu ko demal isolé mu mel ni parfois politique politicienne da cee dugg te loolu ñëpp xam nañ ne fii mooy champion c'est le pays champion en matière de politique politicienne léegi mais xanaa rek ñun li ñuy def mooy ñun en tant que immigré heureusement pour le moment touchons du bois te yàlla na continuer noonu amul benn immigré waxuma la sax sénégalais de mais amul benn immigré boo xam ne gis nañ ko mu yore coronavirus bi ñu contaminé. quand je dis immigré je pense particulièrement à nous africains noirs et sénégalais amugul benn africain noir boo xam ne am na coronavirus bi fii ci Italie. et pourtant y a un italien bu wàcc bërkaati démb fële Nigéria gis bu nga fa yóbbu coronavirus bi ñu sant ci yàlla nag parce que su fekkoon ne immigré yi ñun feebar bi su ñun la jógee su ma yeboo ne su nekk waay Italie kañ xamal ne coow li day gën a bëri day gën bëri d'ailleurs am na moom Vittorio Feltri boobu mu doon wax ne ba affaire bi feeñee Égypte toujours moom avec ses tons provocateurs li mu wax moo di ne comme Afrique am na virus nag léegi moment tëj port yi jot na maanaam li nga xam ne moom la Salvini doon léegi nag su sañoon moom ñu ne 100 immigré yore nañ coronavirus su boobaa xamal ne port yëpp dinañ ko ci beneen wàll sax daanaka ci dëkk yu bëri daanaka ñi jógee Italie ñoo fa yóbbu jàngoro ji. exact donc waroon na mën a un peu téye làmmiñam par rapport ak situation mais xam nga toujours rek politique moom parfois li leen arrangé la leen di wax. la ñuy wax mais est-ce que ci jamono jii ñu toll aussi c'est le moment quand même de faire des querelles politiques. ak jàngoro ji c'est pas du tout le moment c'est pas le moment de faire des querelles politiques et loolu je pense que moo manqué Italie. que benn problème crise am pour le ñu bokkoo xalaat benn fa bàyyi politique politicienne. ñu xool nan la ñuy sauver pays bi. parce que fi mu nekk nii wax dëgg yàlla suñ sauver wul pays bi suñ boolewul ut ay solution yu gaaw ci réew mi problème dina fi am ñu ñaan yàlla rek ñun ay immigré la ñun ñaan ci yàlla ba noppi di éviter yenn yi dugg ci débat yooyu. parce que débat bu xaw a compliqué la fi mu nekk. dëgg la surtout nag moo am une certaine coordination ci diggante régions yi nga xam ne nekk na fi en Italie. bu ko defee quand même ñu mën a jël ay dispositions ba quand même jàngoro jooju di coronavirus du contaminer ñu bëri fii ci réewum Italie ci wàllu économie am na quand même ay conséquences yoo xam ne indi na ko fii ci Italie. tout à fait conséquences yi mu indi déjà moo di ne secteur Italie après la France c'est l'un des pays qui attire beaucoup de touristes maanaam touristes àddina bi yëpp ku xam dëkk bu mel ni Venise nga xam dëkk bu mel ni Milan nga xam dëkk bu mel ni Firenze ak Rome wax dëgg yàlla ak le sud de l'Italie nga xam ne tourisme lu téye Italie la dëgg la mais tey hôtel yu bëri seen réservation yi adduna lañ ko surtout Venise nga xam ne Venise ville touristique la Rome ñëpp xam nañ à cause du Vatican ak à cause des musées monuments historiques yi nii la fay touristes yi di Rome loolu la ko téye léegi nag muy yeneen xeet yi àddina bi yëpp bi ñu waxee Italie kenn ñemutu la jël avion dem Italie parce que mbir bi dafa tiitalaate donc lu ci doy waar sax dëkk yu bëri quand même tam feeñ nañ seen frontière. exact dëkk yu bëri amul benn pont aérien boo xam ne c'est entre l'Italie ak seen i dëkk. ak seen i dëkk comme lu mel ni Israël ak yeneen pays yoo xam ne presque ñoom. Cap-Vert waaw. ay Jamaïque. ay Jamaïque waaw ñoo ñëpp
tëj nañ seen frontière mu nekk nag mbir moo xam ne wax dëgg yàlla baaxul ci réew mi donc secteur bi nga xam ne moom lañ gën a touché mooy secteur donc du tourisme te loolu c'est un secteur très florissant en Italie qui fait des milliards de chiffres d'affaires par jour mais nag loolu tax décision économique bi nga xam ne moom la ci Italie jël mooy démb le ministre de l'économie ñu koy wax Gualtieri démb nee nañ entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci zone rouge yi ak entreprise yi nga xam ne ñooy yëngu dans le secteur touristique dañuy suspendre taxes yi ñu waroon fay dañ leen di exonérer gum pour le moment taxes yi ñu waroon fay contribution sociale yi ñu waroon verser parce que surtout nag ñiy jaay billet d'avion mooy les agences de voyage barki démb maa ngi ci dégg benn femme mu war a delloo presque valeur yi 80 000 euros coo xam ne jaayoon na ko billet te dëkk Rome. dara doxatul daal dara doxatul donc le bonheur des uns fait le malheur des autres. Les supermarchés ont explosé. Il paraît qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 60%. Supermarché yëpp wax dëgg yàlla loolu moom mais nag ñiy jaay casque ñiy jaay masque yi tamit am na ci koo xam ne nee na léegi 3 tours entreprise am 3 tours mooy capacité maximum moom lay liggéey. waaye nag nañ xam ne am na yeneen secteur économique yu puissant yoo xam ne fi mu nekk nii dañoo taxaw. te loolu surtout nag ci zone bi nga xam ne moo nekk zone rouge bi te am na ci dëkk yoo xam ne sax yu mel ni Milan bar yi restaurant yi yëpp dañoo tëj. laal na sax wàllu tàggat yaram ci sport. am na match yu ñu bëri ñu suspendre. tout à fait donc ku xam. Milan Juve fa naa réparé. Fashion Week bi aussi ci wàllu mode yooyu yëpp daanaka ay jafe-jafe la ñu am cette fois-ci pour organiser ko. tout à fait donc. day wane daal la machine est bloquée la machine est à l'arrêt te loolu Italie mënu cee continuer def nañ ci une semaine école yi yaakaaroon nañ ne lundi dina ubbi mais nee nañ repousser war nañ ko beneen semaine encore te xam nga ne école yi suy ubbi élèves yi li ñuy lekk ci école yi transport parents chiffre d'affaires yooyu yëpp day bloqué te loolu perte sèche la pour l'économie italienne te wax dëgg yàlla jaaxle na daal xam naa ne duñ def dara lu dul ñaan rek pour que situation gaaw am ci. ci ni nga jàngatee situation bi ni mu demee en Italie ak disposition yi ñu jël ak ni ñuy jéem a fàggagale jàngoro ji nga xam ne moom mooy coronavirus est-ce que yaakaar nga ne contamination yi dina wàññeeku wala dina gën di yokku. alors muy très bonne question man je pense que coronavirus ragal li tax ñu gën koo ragal rek mooy lu bees la. am na sax benn docteur bu mu doon déglu démb ci Milan mais liñ gis ne coronavirus presque 99% yi ñi muy dal dañuy wér ma jox la exemple le premier couple chinois bi nga xam ne moo fi njëkk a dugal coronavirus au mois de janvier ñu mettre ko en isolement à l'hôpital bu nekk Rome ñu koy wax Spallanzani couple boobu tey wér nañ faj dañ leen ba wér. donc lu ñu mën a faj la lu ñu mën a faj la ba nga wér daal. lu ñu mën a faj la amaguñ vaccin antivirus boo xam ne soo ko piqûroo du la dal. mais am na renforcement yoo xam ne ci système immunitaire bi. am na nu ñu lay traité daal am na nu ñu lay traité ba nga mucc ci. donc ak ñeneen maanaam ñi njëkkoon hospitalisé ñëpp wér nañ donc benn docteur bu nekk Nice en France barki dem def ne 99% des patients. Sont guéris après un certain nombre de temps. Donc tant que trouvé wuñ nag vaccin feebar boobu yaakaaruma ñu habitué ak moom fii ci dëkk bi. parce que day mel ni bombe buy naaw nit ñi suñ ko gisee dañuy daw. loolu mooy la mais xam nga am na beneen feebar boo xam ne en Italie mu ngi rey chaque année 4000 personnes muy ñu koy wax influenza muy grippe. te 4000 personnes wax dëgg yàlla deewaguñ ci mbirum coronavirus bi pour le moment 17 personnes rek lañ wax mu donc tant que trouvé wuñ ko yaakaaruma mu gaaw jóge fi noonu maladie bi. donc li nga xam ne nit ñi moom la ñu war a def te loolu mooy wax dëgg yàlla surtout nag ñi nga xam ne yare nañ yenn âge mooy nañuy renforcer ce système humanitaire il paraît di naan nu ñu koy waxee ci vitamine C lu mel ni jinjar
ak citron man ba ma ko déggee ba léegi loolu mooy suma masque saa yu ma yeewoo kaasu jinjar la soxna si di ma defar ak citron mën a ci tuy benn pour mën génn. loolu laa gën a gëm que nit ñi nag moytu aussi di ñuy raxas seen loxo. jël précaution yi yëpp waaw jël précaution yi. waaye nag barki dem bi ma doxee Milan ba gis ñaari boy sénégalais ñu takk. masque yi ak seen njoolaay bi seen ñoolaay bi ci guddi gi beneen booy yéen a ngi ñuy tiital waaw mbir mu doy waar la voilà loolu mooy en gros situation ban bi ma gis ci Milan ak ci Italie heureusement benn doomu sénégalais benn doomu africain jotagul maladie bi yàlla bu mu ko jot loolu la ñuy ñaan. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jotee indi balaa nag ñuy wéy ba tey ci seen émission li ci diaspora bi spécial coronavirus dañuy dem rek seetaat benn élément vidéo mu nekk rek njàngat bi nga xam ne def nañ ko ci laata nag ñuy dellu si waat ci plateau bi. doomi réewum Sénégal yi di dund Italie amoon nañu nag lu leen naqari ci ayu bés gi ñu génn mu waral ko rek nag xibaar yi ñu génn woon ne rek nag lu toll 20 ak juróom-ñett ci ay doomu réewum Sénégal fii nag ci Italie dañu leen beral mu waral ko ba tey nag jàngoro jooju di coronavirus. xibaar googu nag jóge woon na ci journal bi nag di l'Observateur teguwul woon ci lu xel mën a jàpp tax nag ba ne seen yeneen i naataangoo nag te nekk nag fii ci réewum Italie di soog nag di leeral lii di dëgg. ñu leeral it ne ci Lombardie te ëmb nag diwaan yi féete bët gànnaar réewum Italie lu ëpp nag 1,000 ci ay doomi réewum Sénégal a ngi fiy dund ci xayma nag gu mujj gi toll nañu rek ci 33 983. te fii ñuy àddoo ngeen di teelu nag dégguñu wala boog gisaguñu benn doomu réewum Sénégal boo xam ne jàngoro jooju laal na ko. waaw comme niñ ko gisee ci élément boobu rek mu mel ni ne amul benn doomu réewum Sénégal boo xam ne am na jàngoro ji fii ci réewum Italie ndax suñuy institutions yi jël nañ ci ay matukaay maanaam ambassade consulat bi. waaw effectivement Augustin te loolu lu ñu war préciser waat la. ne touchons du bois encore benn sénégalais amul feebar bi gisuñ ko ci benn sénégalais loolu na ñaan yàlla mu nekk loo xam ne luy continuer la évidemment lu mel ni su amee il faut que ñun sénégalais lañ dëkk ci dëkk bi il faut que tamit ñu respecter norme aussi bien ñun en tant que association la en tant que personne mais aussi administration sénégalaise yi nekk ci dëkk bi donc xam nga samedi bi tey bi ñuy enregistré émission bi nii la ñu waroon am ndaje fële ca ambassade consulat du Milan. parce que le nouvel ambassadeur l'ancien ministre Abdoulaye Seck dafa waroon ñëw prendre contact. def visite de proximité ak association yi yàlla def na loolu samedi bi lañ ko programmé woon mais mujj nañ ko reporté. ñaareeli affaire bi sur le plan politique parti politique yi tey samedi le 7 mars bi prochain. ci la Khalifa Sall ñëwoon waroon def réunion ak ses militants à Dalmine man sax invité woon nañ ma ci ma waroon fa def benn conférence mais bind nañ ma lettre ne reporté nañ ko leneen li moo di ne rencontre religieuse yi daayira yi association yi ndaje yi ñu waroon def yëpp yëpp presque remettre nañ ko parce que ñëpp xam nañ ne affaire feebar bi li ñuy bañ mooy nit ñi di jaxasoo comme italiens yi seen événement bi yaa ngi ko doon wax léegi fashion mode bi défilé de mode yi am Milan yooyu yëpp dañ koo aj ba salon de l'automobile salon du meuble bi am Milan dañ ko sax reporté donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a def donc loolu mooy décision yi nga xam ne jël nañ ko li ma gis leneen tamit mu jël ko parce que lundi j'étais au consulat donc consulat du Milan ci 3e étage bi fi ñuy defaree passeport day bëri chaque jour ay nit ay 200-300 personnes ñoo fay dugg mu xat loolu yëpp ñoom jël nañ seen matuwaay keroog lundi laa fa dem ne képp koo xam ne amoo fa rendez-vous doo dugg ci biir donc te gis nañ ne wax dëgg yàlla à peu près 80 personnes ñooy am rendez-vous par jour foofu bu njëkk dañ doon bàyyi ñëpp dugg fa bu nga xam ne day xat léegi te 80 personnes mooy capacité bi nga xam ne. donc institution yi. ñu ngi adapté jël nañu matukaay yi daal. ñu ngi jël nañ matukaay yi. loolu moom defoon naa ko sax ci suma Facebook pour wax changement yi nga xam ne consulat du Milan ku amul rendez-vous jarul nga fay taxawaal. ku fu bëgg rendez-vous tamit da ngay teel a ñëw le matin joxe sa passeport ñoom ñu yéeg ci kaw fixer le rendez-vous. waaw mais ku amul rendez-vous doo dugg loolu moom. waxuma la sax ci coronavirus bi mais ci normalement sax
loolu moo war a am parce que consulat bi wax dëgg yàlla daje bi ak tafuwaay bi dafa xaw métti. waaw loolu moom wax dëgg yàlla décision bu ma rafetlu la. jërëjëf Baye Diouf ci leeral nga indi ci lu jëmoon rek ci consulat bi ak ambassade bi ci disposition yi ñu jël par rapport à la communauté sénégalaise fii ci Italie. waaw ci zone rouge bi nag maanaam zone yi nga xam ne ñoom la ñu gën a contaminé fii ci nord Italie ci bët gànnaar réewum Italie mu mel ni ne am tamit ay sénégalais yi fay dund. tout à fait. ci ay bés bi dafa mel ni amoon nga ay déggante woon nga ak ñoom naka la ñuy dundee mbir mi. waaw jërëjëf Augustin yaa ngi wax isolé mu nekk parole isolée mu nekk werante bu amoon ci Facebook. ci diggante isolé ak à mettre en quarantaine. isolé ak quarantaine je pense que français moom feeg ñu ngi koy wax rek. day indi incompréhension. parce que de suñu langue maternelle. mais lii du ñun ñoo ko inventé. c'est le gouvernement italien moo wax ne zone bi nga xam ne fa la coronavirus bi feeñ muy Focolaayo maa ngi koy wax léegi. muy épicentre zone boobu dañ ko mettre en isolement ci italien mooy isolamento. ñoom dem nañ sax ba léegi sax comme dafa am confusion entre isolement ak quarantaine. ñoom zone rouge lañ ko tuddee. mu nekk nag 11 communes yoo xam ne 10 communes ñoo nekk Lodi mu am benn commune bu nekk Veneto ñu koy wax Vaux. foofu dafa am réellement ñu am feebar bi ñu fa la njëkkee feeñ bañ feebar nekkul ne dañoo fekk ñoom ci feebar bi rek mais dañoo teg ci feebar tëdd. alors donc première mesure bi nga xam ne moom la région Lombardie la def ànd ceeg la région ànd ceeg le gouvernement mooy ñu tëj leen samedi ak dimanche kenn mënul dugg kenn mënul génn ci 10 communes yooyu hôpital ba bu Codogno dañ ñu tëj ko parce que ci urgence ya nga xam ne le premier patient muy patient numéro 1 foofu dafa dem ba contaminé personnel ña fa doon liggéey ca Codogno. donc bi mbir mi amee li nga xam ne moom laa njëkk a def mooy dama déglu information yi déglu Sénégal suñ autorités yi ñuy lancé ne benn sénégalais amul feebar bi muy dëggit amul benn sénégalais bu am feebar bi mais question bi foog naa ne war nañ dépasser loolu. amul benn sénégalais bu am feebar bi mais est-ce que am na sénégalais yu am risque pour am feebar bi est-ce que am na sénégalais yu am risque yóbbu feebar bi Sénégal foog naa ne loolu moo waroon nekk. parce que suñu waxee Lodi rek fii Italie amul benn dëkk bu amul sénégalais. entre 40 ans d'immigration Italie amul benn dëkk bu amul benn sénégalais amu fi. kon nag li nga xam ne moo war a def mooy zone bi nga xam ne gouvernement italien moo jël ay matuwaayam tëj ko ne kenn di dugg kenn di génn muy Codogno muy ak yeneen communes yi ko wër li ñu waroon def mooy xool ndax suñuy mbokk nekk na fa. effectivement suñu mbokk nekk na fa parce que bi ma duggee ci internet bi rek dama tàppe sénégalais ci Google rek laa tepp de sénégalais de Lodi mu génneel ma statistique yoo xam ne ISTAT institut bi yore mbirum statistique ñu koy wax ISTAT fii moo ko génnee wax ne soo calculer ci province de Lodi yëpp à peu près 500 sénégalais ñoo fa dëkk commune bu nekk ñu wax le nombre de sénégalais. commune ñu Codogno boobu am na ay sénégalais à peu près 56 sénégalais ñu ngi dëkk ci Codogno mu am beneen commune bi ñuy wax Casal Pusterlengo sénégalais Pusterlengo la ñu wax mais Pusterlengo Casal Pusterlengo noonu la dëkk bi te yàgg naa ko dégg mais musuma faa dem. ma gis ne ma publier loolu laa njëkk a publier ba ma ko publier suma xel dem ne Casal Pusterlengo boobu de musoon naa dégg su benn xarit. di ma wax musuñ gisee nag parce que xarit Facebook la online. dégg ñuy déggante ma ne kii de xaaral ma oo ko maa ngi ko ooyee sax ci suma messenger laa ko mu tontu ma ne ko mais nu mu demee noonu seen zone bi yow da nga ci zone bi nga bokk mu ne ñun ñu ngi toog suñ kër génnuñ demuñ suma doom dëkkul ak man mu ngi dëkk fii mais moom sax dafa ragal trop mais moom it demul sax du génn ñun ñooy jël supermarché sax. di ko yóbbul këram. alors ma ne lii nii de wax dëgg yàlla gouvernement du Sénégal war nañ ko yëg. voilà laaj bi sax mooy loolu est-ce que
consulat bi wala suñuy institution jël nañu ay contact ak ñooñu parce que mbir mi ñu mel aussi day yoon. quand même ñu nekk en rapport ak ñooñu daal. ba lundi. kenn jëlu leen contact kenn contacté wu la. j'ai essayé naa vainement entrer en contact avec les autorités peut-être dañoo jàppoon alors ci stratégie de communication mu ne naa def loo xam ne day attirer parce que ñu ngi wax sénégalais ndax sénégalais mu ngi ca zone boobu waxuma la sénégalais sax mais nga wax tur wax ñan la dina tax peut-être nit ñi ubbeeku. attirer seen attention parfois nag xam nga Facebook sooy communiquer am ñoo ciblé ñeneen ñi dañuy suivre te duñ comprendre. parce que j'ai parlé d'isolement sénégalais isolé. ça ne veut pas dire que dañ leen tëj ay ceen ak yu mel noonu. wala dañoo am jàngoro ji. ma préciser loolu post en français laa ko def mais ma def audio boo xam ne dama ne kenn feebaru ci mais nag zone ba nga xam ne fañ fekk feebar ba. à risque la. te encadré ko mettre leen un plus ou moins à l'écart selon l'épicentre parce que épicentre Kodogno am na ci ñoo xam ne peut-être yeneen dëkk yi am nañ un peu de liberté mais ils sont mis ñu ngi leen di suivre loolu laa wax te loolu ba ma ko waxee indépendamment polémique bi ci dugg mais gis naa ne résultat ya ma ca bëggoon am na parce que autorité ya nekk Sénégal déglu nañ ko ba foog naa ne jox injonction suñ autorité consulaire yi ñu contacter la hier j'ai eu la confirmation te consulat ñu ngi leen doon oo. donc yow da nga anticiper ça avant liggéey institution parce que nag lu ñu war la ak lu tax may def loolu xam naa ne ñu bëri ne lu tax may def loolu est-ce que war naa ko def je pense que si parce que ñun dañoo oote defaral suñu bopp. ñun loolu suma xeex la am na ñu ci ànd ak man am na ñu ci d'accord ak man mais dama gëm ne ñun dañoo war a defaral suñu bopp. parce que nag su nekkee ci dëkk bi xam dëkk bi ni muy doxee su dara amee te suñu autorités yi ba pare sori nañu. li ñu war a def mooy liñ xam ñu génnee ko. loolu moo taxoon ma def loolu démb am na koo xam ne waxtaan naa ceeg moom ci téléphone li tax ma cité dëkkub Sénégal ndaxte Saloum laa foofu laa dëkk. parce que dama sensible ci cas bi parce que je me suis posé la question su fekkee ne am na ku dëkk Kodogno ci période bi ñuy wax nii mu jël avion dem Sénégal kooku coono lay war a def. te nag suñu réew suñu autorité yi loolu lu ñu waroon caytu la te lu yomba caytu la woon ni mu yombee caytu moo di ne ñu xam sénégalais tey fi mu nekk nii même am na dëkk yoo xam ne ku jóge Lombardie dañ lay mettre à l'écart ku jóge Lombardie rek parce que buñ fàttalee ne ka nga xam ne moo yóbbu coronavirus premier cas bu feeñ ca Nigéria Milan la jógee alors donc te ñun ñëpp xam nañ suñ système sanitaire bi ni mu faible. donc liñ nga xam ne moo war a def mooy attirer le gouvernement du Sénégal je ne dis pas de mettre en panique tout le pays mais au moins Kodogno c'est sûr et certain il y a des Sénégalais yu fa dëkk est-ce que la veille amul ñu fa jógee dem Sénégal. question bi man mënuma ko tontu autorité rek ñoo ko waroon coytu mais man damay ubbi piste. parce que nag je suis sénégalais et kenn gënumaa bëgg Sénégal. dans le cadre de defaral suñu bopp dans le cadre de defaral suñu bopp loolu moo tax. évidemment ñii li nga xam ne moo ma métti moo di ne parfois malheureusement les réseaux sociaux nekk lu yomb parce que. surtout nag sooy man su ma sañoon sax du ma bind ci tubaab. werante be commentaire yi commentaire yi parce que nag mu am nag benn discours croisé bu ci am. ñàkk a xam rek. waaw parce que man wax dëgg yàlla xuloo ak jokkalante ci biir Facebook su desee loolu rek ma tëj sama Facebook. dëgg la je pense que am na benn route bu ma tracé que su ma Facebook du ma ci xuloo du ma ci werante te lépp lu ma ciy dugal. du nekkul ne damaa tëdd lekk ba suur rek ne xaaral ma wax waaw lépp lu ma ciy dugal bañ na ko ku seetlu suma Facebook lu ci ëpp source yi laay condivider source yi laay partagé yi temps su dee italien lañ bind ma traduire ko en français su fekkee ne loo xam ne ci suma rajo laay wax ma wax ko ci wolof nit ñu comprendre parce que nag li nga xam ne moom laa gis tam ci immigration mu manqué ci mooy aller à la source sûre am la bonne information. dëgg la ñëpp xam nañ xeex yi nga xam ne maa ngi ko ciy def depuis plus de 10 ans
que immigration dañ ko war sellal dañ ko war jox àqam waaye ku nekk wax à la fin doo xam ko wax dëgg ak waxul dëgg. yàlla def na nag ce rigueur boobu laa def ci suma Facebook ñu bëri képp ku ci dugg di ci weranteeg man di ci xuloog man taluma ko su fekkee ne da ngay exagérer man dama lay bloqué. te ñu bëri nag bloqué naa leen parce que nag du ma nekk ci Facebook bàyyi suma temps di jox information yoo xam ne lu wóor la. ñu ciy war a teg lu mën a indil njëriñ askan wi la aussi. lu mën a waaw non xam nga soo gisee sax ma ciy wax moo tax ma ne la est-ce que war naa ci wax wala déet plusieurs fois ay boy yu nekk même dans le sud dañ may ne ma grand dañoo dégg lii te gisuñ ko sa Facebook est-ce que dëgg la wala déet kon dafa mel ni suma Facebook loolu wax dëgg yàlla du man maa ko doon ut sax mais comme ci affaire immigration rek laa doon jox. parce que ci laay liggéey. ci rek ci laa la doon wax mais dem nañ ba nga xam ne même information yu dox ci réew mi yu ci bëri dañuy bugg ma ciy wax. man nag lu ma xamul du ma ci wax. te peut-être émission lii ci diaspora loolu mooy objectif bi principal bi li xew ci réew mi parce que loolu nag affaire coronavirus bi loolu la je me dis daf ñu première ñun. mooy li xew ci réew mi dañ ko war di wax. li xew ci réew mi mais nekk fii Italie saa yoo xëyee télé Sénégal ngay seetaan waxi Sénégal ngay wax mel ni réew mi ay dara nekk fi loolu normal kon nag objectif li ci diaspora ak li nga xam ne moom lay xeex moo di ne waxuñ ñu bàyyi suñu réew parce que wax dëgg yàlla réew moomu mënuñ ko bàyyi réew moomoo tax sax liggéey bi ñu koy def. mais surtout ñu am une information de proximité li nga xam ne moo ñu gën a jege. ñu koy moo ñu jege tey wër na yàlla Augustin dëkk bi li fi intéressant loo xam ne luñ suñ ko waxee mën na jëriñ ñun ñu fi nekk mais waa Sénégal sax mën na leen jëriñ kenn xamul nuñ toll. dëgg la mais toog fii ci Italie tëju ci sa ñaari salon rek. di dal wala di tagg Macky Sall wala di dal wala di tagg Idrissa Seck wala di xuloo politique bu loolu ban njëriñ la ñu amal ban njëriñ la ñu amal donc il faut que nit ñi bàyyi ghetto loolu laay wax discours de ghetto il faut ñu bàyyi discours de ghetto waxi bopp koñ waxi bopp koñ ñu koy waxee waaw parce que nag li intéressant ci Italie nga xam ne suñu jeunes yi dañ ko war a xam suñ jeunes yi dañ ko war a découvrir suñ jeunes yi dañ ko war a partager moo gën toog di wax rek wax politique. di soulever ay polémiques. waaw di soulever ay polémiques loolu man gisuma njëriñam. loolu moom wax dëgg yàlla avec te ni ñu koy waxee su ma ciy dugg moo di ne parce que dafa am lu ma yëg te wax dëgg yàlla nekk tuma xale te jeunes yu mel ni yow mën di partager pour que affaire bi. man su ma sañoon damay nekk ci ginnaaw rek di joxe conseil. ñëw sax di def émission nii su ma sañoon sax mënoon naa ko bañ a def. mais nag dama sa passion la yàgg nga ko def. yàgg naa ko def ñëpp ci loolu lañ la xamee. waaw exact donc looloo tax benn mooy ne ma grand mënoo bàyyi parce que su fekkee ne sa page suñ soxlaa suñ gisul ci yow nga wax daf ñuy jaaxal. moo tax waroo bàyyi looloo tax te yàgg naa di wax nag waruñ noppi. waruñ noppi parce que suñu responsabilité la su yàlla defee ñu am benn parcours bi am benn expérience bi li ñu war def mooy transmettre. dëgg la foog naa ne loolu mooy rôle presse du leneen. loolu defe naa leer na Baye Diouf donc fu ñuy waxee nii rek ngeen di teewlu mu mel ni nag amul benn sénégalais ñu répété waat ko ne jàngoro ji laal na la. amul benn sénégalais bu mu jot. muy séeréer muy tukulóor muy joolaa muy waa Koungheul wala waa Nioro wala waa Kaolack amul kenn kum jot loolu foog naa ne xam naa ne ci plus prochain point bi dinañ ci dikk foog naa ne ci ñi xeex ba waa Sénégal gëm ne amul ci laa bokk waaw du ma wax ne man kenn la mais ci laa bokk kon nag kuy jiiñ ne Baye Diouf day tiital nit ñi wax dëgg yàlla mooy da nga bugg a porter un faux procès à Baye Diouf mais loolu man su desoon loolu ci presse rek ma bàyyi ko dëgg la jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi nag laata ñuy wéy nag ba tey ci émission bi spécial coronavirus fii ci Italie dañuy dem rek seetaan ba tey sénégalais yi nekk fii ci Italie nan la ñuy dundee mbir mi ak nan lañ ko gisee. ñu taxaw ak suñu mag yoo xamante ni si ni moom fii la dëkk fi la baaxoo def na fi presque plus de 20 ans ñu koy laaj moom nan la dundee ak nan la yëgee les fausses infos yi nga xamante ni si nii yenn journalistes yi nga xam si ñu ngi ko doon joxe ci ay contamination coronavirus ak nan ngeen gisee émeute boobu noonu loolu lan la def si dëkk bi sama grand. waaw doy na waar parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu. ñëw fii di daan suñu doole. dëgg la di fi dundal lu ñu neex ak lu ñu naxari lépp ngir suñu njaboot.
kon virus bi bu ko yàlla wàccee li ñu ci man mooy il faut ñu génn liggéey yi ngir njaboot gi ñu fa bàyyi liñ ci man mooy ñaan ci yàlla mu musal ñu ci musal ci mboolem jullit amiin yaa rabbal alamin mais nag faux information yooyu sénégalais yi am nañu mu jàpp am nañu mu nële te ñun ñu ne ci Italie mënuñu ko yëg dëgg la je pense que ne loolu du lu rafet daal parce que ñun ñëpp ay Sénégal la nañ yéenante jàmm ña nekk Sénégal ñaanal ñu seeni doom lañu suñuy doom a nga fa suñuy soxna nga fa suñu lépp nga fa dërëm bu ñu am Sénégal lañ ciy jëkk xalaat kon nañ ñu ñaanal jàmm am ci àddina bi yëpp ñu mën a daw suñu mission ñibbiwaat ci jàmm loolu daal la ñuy ñaan fekk la fii bërëb bi ngay liggéey di daan sa doole tey tey fii Italie bi ñu nekk mu am benn feebar bu ñuy wax coronavirus am fii lëmbee réew mi lan mooy sa njàngat ak daal ndax ngeen ko dundee man de lu ma la mën a wax mooy gars yi sénégalais yi moytu et puis gars yi tubaab yi suñu demee suñuy réew il faut ñu contrôler bu baax comme lu ñu contrôler comme ñun parce que suñu nekkee ñun ñoo ko am feebar boobu suñu wax bii day bari mais ñoom itam suñu demee suñuy réew il faut que gars yi contrôler bu baax lu ñu nekk di def waaw man de loolu laa bëgg a wax. waaw léegi yow moom naka daal nga dundee feebar bi fii Italie bi nga nekk nii. bon fu mu nekk nii dañu ragal mais vraiment ñu ngi ñaan sénégalais yi ñu moytu ñu xam lu ñu nekk di def du dugalante ak tubaab yi nga xam ne seen jànkoor am na ci wala amuñ ci. waaw si ay fan yu gàtt nii Sénégal nga jóge waaw Sénégal bi nga déggee nii bu ñu déggee nii feebar bi am na. gis nañu pëccëxoo am na. ay kàddu fu nekk lay jóge yow ban jàngat nga am daal si comportement Sénégal yi bu ñu yëgee ni feebar bi am na. feebar boobu day depuis ma nekkoon foofu. temps boobu day feebar bi kiiwul loolu mais comme léegi feebar bi fu nekk lay jóge ak poussière yi nekkoon Sénégal temps yi donc gars yi daal ñu moytu quoi man loolu laa mën a wax. waaw li ma jàngat bi ma sam mooy Sénégal seen habitude moom mooy loolu lu xew lu ne ñoo ciy gëpp coow. nañ ci wax ñi xam dañ wax ñi xamul dinañ wax mais fi mu jàngoro bi am sax nag ñoom mel nañ ci melokaan woo xam ne ñooñu ci gën a teey parce que ñoom jël nañ ci seeni matuwaay ok arrêté wu leen ci circulation bi ni ñaa ngi liggéey ñu ngi dem di dikk coow lu sax melut noonu comme ni Sénégal mel Sénégal nag dafa doom loo xam ne moom lu ci xew rek ñoo ciy ëppale ñi xam dinañ wax ñi xamul dinañ wax loolu rek la mais amul daal problème. ñu daal amul ci tiitaange ñun. kon daal fii si Italie jàmm salaam. non jàmm fi am. lépp daal est sous contrôle amul waay. kon daal Sénégal daal comme lu ñu wax mooy daal na seen xel daal. daal seen xel daal ñoo. nañu déglu autorités yi daal. voilà nañu ànd rek tamit vee bi seen dugg geeg génn yi parce que réew yu bëri sax am ko actuellement. ñi jóge fii dem fa la. Italie dëgg la italien yi. dëgg la dëgg la parce que actuellement réew yu bëri ñu ngi ko am itam na réew yu bëri sax yoo xam ne arrêté nañ suñu demlanteeg diggante waaye nag loolu moom. ñàkk gëm yàlla daal am na ci waaye nañ gëm yàlla daal bàyyi lépp ci loxo yàlla incha allah. coronavirus bi ñun. ñun si jàmm ak salaam. yàlla musal. kon daal xel mën naa dal ci waa Sénégal ak mbokk yi na xel yi dal. ñun mais yëpp nelaw. waa kay akasa. gars yi si jàmm. waa akasa. comme yooyu ma leen wan rek ngeen gis ko loolu moo fi xew ñëpp noonu lañ ko xalaatee mbokk yi mën nañoo tëdd nelaw dal jàmm te xam ni wax dëgg yàlla yàlla mu ngi suturaal fausse information yi nag ngeen baal ñu suñ sañoon ñi nga xamante si ñoo koy joxe ñu wàññi ko te xam ni kat déontologie lu nit ku bëgg la ci journalisme salaamaaleykum wa rahmatullah. waa Baye comme ni nga ko gisee rek mu mel ni ne sénégalais yi daanaka fii moom daanaka seen xel dal na. amuñu yenn tiiti daal tiituñu comme nu mu demee foofu nga xam ne mooy réewum Sénégal. waaye nag ci ayu bés ba tey gis nañ ne quand même ay journal yu mag ay këru taskatu xibaar yu mag quand même génnoon nañu ay information ci naka la sénégalais yi di ko dundee fii. ak yu nu mel journal nag bi ñuy wax L'Obs génne woon na 23000 sénégalais dañ leen mettre en quarantaine. mu nekkul woon nag li nga xam ne moom moo am réellement parce que ñun tam def nañ ci ay gëstu en tant que taskati xibaar ci wàllu woowu mu def ni mu mel ni yow def nga ci ay jéego pour indi la bonne information xam li nga xam ne moom moo xew Italie ak la réalité en tant que telle. tout à fait Augustin gis naa article bi nga ci defoon ci Diaspora Vision wax dëgg yàlla yu mel noonu da nga koy faral di gën a def parce que li nga xam ne moo xewoon moo di ne le Nouvel Obs muy presque le premier quotidien au Sénégal génn bind ne y a 23000 Sénégalais mis en quarantaine kenn xamul fu mu jógee loolu
mbir mi jaaxal sénégalais yu bëri ñëpp ñu leen di oo ñëpp ñu leen di oo suñ ba man mii suma famille oo na ma pour laaj lu mu demee noonu ci noonu loolu sax moo ma gën a pousse parce que bi ma weddee loolu le même jour laa dugg suma Facebook weddi loolu ci laa dem jël information yi nga xam ne mooy le nombre de sénégalais yu habité ci zone rouge boobu yàlla def comme ni ma lay wax rek pour la crédibilité de l'information nit ñi joxe suma numéro ay journalistes parce que man lu bëri lu may def fi du ma ci sóoraale ay journalistes sénégalais man su may de bind li may gën sóoraale mooy population sénégalaise bi nekk fii ci Italie évidemment am na ñoo xam ne ñoom suñuy wax ñoom ñu ngay sàmm ñu ngay wax ak waa Sénégal mel ni ñi ñun lay waxal loolu lu ma gis ci médias yi la fii alors te loolu ñun nag information boobu la Nouvelle Obs def mais leeral aussi 33 000 personnes la wax mu mel ni kii 23 000 kii la ne 23 000 33 000 sénégalais. mel ni nag bu fekkee ne 33 000 la kon ñun ñëpp ñu nekk fii ci Lombardie. ci Lombardie waaw muy population à peu près la population de Lombardie. moom lañ bëgg a de sénégalais en Lombardie moom lañ bëgg a wax ne ñoom lañ mettre en quarantaine. loolu foog naa ne su amoon xam nga ne suñ réew mi nekk na problème. parce que su boobaa ñun ñëpp dinañu yeewu dugal ñu ci avion delloo ñu Sénégal. te hôpitaux italiens yi sax mënuñ ñu toppatoo. kon nag bi ma gisee loolu ma ne comment je vais faire pour agir mooy j'ai communiqué sur suma Facebook ak si rajo Defaral Suñu Bopp ma def ci élément wax ne loolu amul wax ne lii moo nekk ci sénégalais yi dëkk ci province zone rouge bi yëpp non province de Lodi yëpp 500 personnes lañ. ña dëkk ci zone rouge bi motul 300 personnes. kon nag ma posé une question mais Obs fu ñu jëlee information yi bon. man ma yaakaar ne peut-être ay sénégalais yu nekk fii ñoo wax ak ñoom ma laissé tomber. peut-être sax mun nañu xool statistiques yi fii en Italie mais 23 000 yi d'après man gëstu yu ma ci def mooy nombre de sénégalais hommes yu nekk fii ci Lombardie. plus 10 000 sénégalaises maanaam ci ay jigéen donc boo defee total moom mooy war a nekk 33 000 sénégalais. donc ñoo ñuy dund fii ci Lombardie. évidemment xam nga journalistes yi ça il faut et peut-être problème de déontologie mooy am moo di ne journalistes yi parfois wax dëgg yàlla dañuy bëgg a jaay seen journaux yi. su dee online li dañoo bëgg a yokk seen clic yi. mais nag avec des sources sûres parfois da ci am solo. non mais parfois mën nañ exploiter rek tarxiis rek après ñëw rectifier pour jaay seen journal bi parce que demande de presse mooy fekk yaa ngi wax lu normal rek nit ñi duñ jënd. mais soo waxee lu toj réew mi rek nit ñi ñëpp dëng léegi nag journaliste dañu am tentation parfois tarxiis dóor benn affaire. parce que mën nga ma wax dara te clair yu foofu. ma gis li important. mën na jaay suma journal moom lay dugal. parce que soo ma ne way zone bi am coronavirus xoolal li ñu a 23 000 sénégalais en Lombardie même su nekkul suma intention pour wax la 23 000 sénégalais lañ mettre en quarantaine ñoom dañ naan ko cap te xamal ne journalistes yi lépp loo wax dañ koy enregistré. man mii bi ñu may interview ñu ngi ko enregistré. donc mais parfois pour jaay seen journaux loolu wax dëgg yàlla dañ koy bàyyi mu nekk un problème entre les journalistes mais parfois pour jaay seen journaux yi dinañuy dóor des moyens par exemple comme fii Feltri naan il faut fermer les ports parce que y a un cas de virus qui est présent dañuy provoquer pour jaay seen journal. mais nag tamit xibaar. xibaar mun na tas réew. mun na parce que am na ay danger yu bëri xam nga problème Mauritanie bi ci média la jógee. Rwanda ak Rwanda donc loolu yëpp gis nañ ko. bon mais man nag suma rôle moo di vraiment xeex loolu bi ma toogee nag ci journée bi xaw ma ku jox suma numéro. le rédacteur en chef Nouvelle Obs muy Pape Sambare mu oo ma orienté ko wax ko information juste yi nga xam ne moom la journaux italiens yi wax yi nga journaux crédibles yi nag parce que Italie quoi qu'on dise am na des journaux très crédibles yuy joxe information juste parce que ma jox ko loolu ba noppi jox ko kenn koo xam ne mu ngi dëkk ci zone rouge boobu numéro de téléphone mu waxtaan ak ñoom ce lendemain ba ci la def un très bon article pour vraiment changer complètement rectifier un tir ñaareel ba ma toogaat le soleil ñëpp xam nañ ne Nouvelle Obs mooy journal bi ñu gën a jaay mais journal bi gën a officiel mooy le soleil le quotidien national ñu ooma tamit benn journaliste bu ñuy wax Moussa Diop ooma tamit ma jox ko moom sax man la titré ci page am boobu ci article am boobu donc yeneen journaux ooma ci muy sax
ni ñu koy waxee cellule communication bu APR non bi ma ko woowee ne ko APR mu ne ma non Benno Bokk Yaakaar pôle communication Benno Bokk Yaakaar kenn ci dirigeant yi oo na ma secrétariat du ministère des Sénégalais de l'extérieur oo nañ ma ñoo ñëpp ma dalal leen te ñoo ñëpp du man maa jël suma téléphone oo leen ñoom ñoo ma oo kon li nga xam ne moom laay wax moo di ne liggéeyi consulat su ma koy wax du pour dal nit wala liggéeyi consulat te loolu maa ngi ñaan yàlla su ma yéene la consulat yi xam fi sénégalais yi nekk pour problème su nekkee ñu mën leen contacter parce que maa ngi koy wax Ousseynou Sy boobu suñ mbokk moomu naroon rey doomu italien ci bisam ba xam nga su leen reyoon ñun ñëpp dinañ nekk ci coono ba tey suñu dere yàqu ci suñ dere yàqu ci Italie kon nag nan la ñuy def pour que autorités yi je pense que consulat du monde yëpp noonu la ñuy liggéeyee mooy fu seen population nekk dañ leen di orienter di leen wax moytu leen lii def leen lii di xam lii ñëw di xam lii loolu nag wax dëgg yàlla lu ñu manqué la te man nag su ma yéene la parce que lu ma gëm rek ca lay xeex mais nag man kenn du ma dëgg ci li may wax ma ci dal nit personnellement parce que su desee loolu rek ma bàyyi ko dem def li nga xam ne moom laa gën a mën a liggéey muy mbirum marketing dëgg la yaa ngi dégg donc kon nag loolu moo taxoon te wax dëgg yàlla maa ngi ci bëgg nag parce que tey suñ toogee ba Sénégal ñu gëm ne kenn feebarul ci doomu Sénégal yi fii ci Italie wax dëgg am na casse-tout yoo xam ne man participer naa ko te fu ma ko déggee nag mu am ay doomu Sénégal ñu am problème ñu soxla ma lu mu métti dama koy bàyyi dem def ko mais nag di ci xuloo wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne man taluma ko du ko jar daal man taluma ko waa ci wàllu lan moo war a nekk nag le rôle des médias sénégalais fii ci biir Italie très bien xam nga Augustin comme je dis lii suñu bàyyee ba journaux sénégalais yi di waxee wax bu ñaaw bu jaarul yoon ci ñun mooy responsabilité ci ñun la su may wax ñun nag moo di ne mbirum journalisme mbirum information dafa am ñu ko jàng xam ko képp nit lépp lu mu jàngul munoo caa dekk sëriñ dëgg la wax ci rajo wala wax ci devant caméra taxul nga nekk journaliste dëgg la man Baye Diouf du ma journaliste et je le dis du ma journaliste dinay suma liggéey mbirum immigration moo tax sax réseaux sociaux yi may ñu tey may wax ak ñun mais du ma revendiquer maay ne journaliste la même su fekkee ne journaliste yi du Sénégal et de tey bi ma yeewoo suñ mbokk mi nga xam ne moo gaañu ci fa muy liggéeyee daanu benn journaliste italien moo ma yee tôt le matin parce que mu ngi daanu 5 heures du matin à 7h30 ab journaliste italien moom mu ko yëgal est-ce que nu may def du ma ko partager du ma ko partager ba tey journaux yëpp Seneweb bi sax génnee na ko tey dëgg la waaw dëgg la alors mu am beneen affaire boo xam ne mënumaa jeexal te du ma ko ci wax moo di ne di wax nañ jàppal suñ frère Boubacar Seye ca liggéey bi muy def Sénégal métti na waaye tey problème yi diaspora di ko wax tous les jours au Sénégal moo ko fa indi parce que Modou yi dañ doon nëbbantu ñun Modou yi mais yàlla def na depuis bi réseaux sociaux yi amee tous les jours lu xew fii journalistes yëpp di ci moom la ñuy déglu dëgg la foog naa ne parfois nag il faut mu am ay ñu piéger ko ci li ma ko yàgg di digal gouvernement wax dëgg yàlla mooy li nga xam ne autorité sénégalaise yi yore mbirum immigration nan lañ mën a def jokkalante ak moom nee naa ko aussi na éviter attaque frontale yi muy def manquement gouvernement yi ñëpp gis nañ ko mais nag naxante parce que gouvernement bi kenn moomu ko suñ gouvernement la gouvernement bi tamit warul wax ne kii d'accord ak mam rek dama koy boddi loolu rafetul parce que nag diaspora bi am nañ lu ëpp loolu war nañ ko mën def beneen affaire bi may terminer Augustin man xam naa ne journaliste nga parce que ça fait 9 émissions ñu ngi koy liggéey dem ci rajo wax ci rajo taxul nga nekk journaliste il faut que nag ngeen am seen fayda organiser liggéey bi parce que au jour d'aujourd'hui journalisme professionnel war na am ci communauté bi Aliou Ndiaye moo ko defoon ñibbi na Sénégal
su ma wax journaliste professionnel moo xam ne nekkul ne da ngaa liggéey ba wàcc rek taxaw ci sa micro wala taxaw ci kaw caméra. dëgg la il faut que en 2014 jéemoon naa fi dajale pour que ñu am benn regroupement boo xam ne dañuy partager ci information parce que li nga xam ne mooy yokk communauté sénégalaise mooy la bonne communication et la bonne information. su amul rek communauté bi mbirum naxante mbirum tëj nit ñi mbirum manipuler nit ñi da ciy bëri. sur le plan politique pas seulement mais aussi sur le plan social. kon nag ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu am benn compétence bi def ko jàng ko ñoom ñoo war a xeex pour que ñi ci bokkul te bugguñ jàng ñu génne leen ci. loolu moo indi sax code de la presse bu bees bi au Sénégal. pour mën a réglementer un peu la chose réglementer. parce qu'il y a beaucoup de dérives. exact parce que képp kuy def journal di wax ci presse pour jiital sa bopp rek pour jiital sa bëgg-bëgg rek mooy da ngaa bëgg nax nit ñi te nag su ma xeex man ñëpp xam nañ ko luy nax nit ñi ànduma ci. dañ koy défendre kon nag su ma yéenee moo di ne yow ak ñi nga xam ne jàng nañ journalisme mokkal ko di ko bind di ko wax. ba noppi nag parce que gis naa sax ni ngay présenter sa émission yi ci wolof ñu ci bëri te doo wolof séeréer nga comme man wax dëgg yàlla gis naa la loolu waxuma ko pour parce que dama la bëgg a jeter des fleurs mais par en toute sincérité gis naa ne yow vraiment su ressource nga tu es très modeste nag en tant que Fayeen tu es très modeste mais nag il faut que ñu am fayda suñ mbokk yi. xaw ko réglementé. xaw ko non pas réglementé moo di ne xam nga oote sax kañ booloo jarutu ko. parce que am na ñoo xam ne soo doon oote bu suba duñ bokk. mais ngeen taxawal loo xam ne su xewee dara xewee fii Sénégal fii Italie waa Sénégal duñ ko interpréter nu mu nekkulee. ñuy mën di am fu ñuy référé woo. fu ñuy référé woo ba noppi def loo xam ne suñ population bi tamit dañuy am information parce que nekk ci dëkk bi li xew ci dëkk bi duñ ko wax. mooy objectif yi benn ngi nii mais na nga gën ko renforcer gën ko ma lay ñaan aussi que Diaspora Vision mu mun a am ñoo xam ne dañuy dund ci information. dëgg la waaw te loolu objectif bi xam naa ne dinaa ci liggéey ak équipe bi ñu xool nan la ñuy fexe pour que ay moyens am. parce que su fekkee ne Sénégal am na ay journalistes yuy dund ci journal online ñun ñu nekk étranger te mënuñ ko dund xam nga dafay doy waar. donc loolu mooy def comme ni ñuy wax comme ni ma ko yaakaar dox ñu après ñu dox suñu dox. kuy saaga kuy sànni ñu bañ koo faale. loolu daal mooy leçon bi keroog samedi fan naa ne suñ dernière émission ci loolu la ñu waxoon. dëgg la dëgg la. jërëjëf maa ngi. xam naa wax nga ak ni ñu ko waxatee sax. ak un peu gis-gisu Saloum Saloum. waaw Saloum la xam nga ñun yi temps parfois dañuy xaw a tàng na. voilà donc jërëjëf ci leeral yooyu nga jot a indi rek ci lu jëm nag ci média yi fii ci diaspora bi ponk bi nga xam ne nag moom la ñuy tënkee waxtaan bi tey tëjee ko mu mel ne aussi Sénégal ñoom it tooguñu jël nañu ay dispositions par rapport ak maanaam feebar bi di coronavirus. waaw xam nga Sénégal ak fan Afrique du Sud ñoom rek ñoo amoon laboratoire bu mun détecter muy Institut Pasteur. Institut Pasteur de Dakar. waaw Institut Pasteur ak beneen Institut Pasteur bu nekk Afrique du Sud. mais il me semble que yeneen pays africains yi gaaw nañ équipé wu ba mën am ay laboratoires yu mel noonu. je pense que actuellement ci li ma dégg dernièrement toll nañ ci 19 pays. alors donc déjà loolu c'est un point fort. Contrôle flux Italie Sénégal est-ce que ñu ngi koy def xam naa ne aéroport Malpensa ku fa jaar dinañ la relever sa température. xool ndax mais war nañ daal def très attention. pour que parce que tey suñu waxee ne benn italien moo yóbbu coronavirus Nigéria te ñëpp xam nañ ne peut-être liy jógee liy jógee Italie Malpensa Rome di dem Sénégal par jour wax dëgg yàlla sakkan nañ. dëgg la je me suis dit je pense que je n'ai pas les chiffres mais je pense qu'au moins chaque semaine il y a 2000 Sénégalais ou 3000 Sénégalais yuy quitter Italie di dem sans compter les Italiens. kon nag loolu su amee li ñu war a ñaan gouvernement Sénégal moo di ne mu étudier sans créer la panique nag. parce que ñun nag kenn mënul tëj Sénégal ba ñu fa dem. mais nag xool ñi nga xam ne soupçonné nañ leen de présence de coronavirus dans leur corps comme ñi dëkk Codogno.
waxuñ du ñëpp ñoo ko yore feebar bi mais képp ku dëpp Codogno su période bii ñu leen isolé fekk jeexul waruñ ñi dem Sénégal xam nga bërki démb maa ngi dégg benn train bu jógee woon Milan di dem dans le sud benn italien nekk ci biir naan waaw man ci zone rouge bi laa dawee damay dem Catania kenn mënu maa téye. mais il paraît que am na ñu rëccee ci zone. waaw am na ñu rëcc waaw mais moom da doon wax ak yaayam yaay maa ngi ñëw dañ maa tëjoon mais maa ngi rëcc naa man suma liberté laa bëgg. su kenn rëccee dem Sénégal. mën na fa yóbbu jàngoro ji mën na fa yóbbu jàngoro ji ñaanuñ ko yàlla jotagul kenn mais nag foog naa ne loolu autorité yi ma bàyyi leen damay wax suma xalaat. c'est pas moi qui leur dis de faire li ñu war a def maa leen ko wax mais comme fii ci dëkk bi te am na ci lu ma fi xam ma sànni ci rek suma proposition mooy nañ xool ndax amul ñu jógee ci zone rouge yooyu des na encore une semaine. ndax amul ñu fa rëccee ñëw Sénégal loolu parce que su fa demee rek problème day am. dëgg la Sénégal sax daanaka jël nañu ay matukaay. ci frontières yi aéroport ak yi ni mel. dañuy rek seetaan élément vidéo bi ak gëstu buñ ci def laata nag ñuy dellu si waat ci plateau bi. réewum Sénégal jël na nag ay matukaayam nag ci jàngoro ji nag di coronavirus te nag di law ci àddina. naka noonu ci altine gi ñu génn toll woon nag ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février amaloon nañu nag ab réunion de crise ci ministère des affaires étrangères. naka noonu jawriñ ji nag di Amadou Ba ak kii nag di ambassadeur bu réewum Italie foofu nag ci Sénégal sampoon nañu nag ab waxtaan ngir rek caytu nag ci naka rek la ñu mën a jàkkaarloog jàngoro ji. ñu taxawal ab cellule de crise ci diggante ministère de la santé police des frontières ambassade ak consulat bu réewum Sénégal ci Italie. te sax nag lépp la ca war des nañ ko def rek ndaxte rek sénégalais yi di dund nag ci bërëb yi nga xam ne nag jàngoro ji feeñ na fa fii ci Italie bëri nañu. naka noonu ba tey rek nag kii nag di Amadou Ba ministre des affaires étrangères digal na nag sénégalais yi nekk Italie ñu wàññi seeni ay déplacement ngir nag wàllante bi bañ di law. ca aéroport bu Diass nag naka noonu jël nañu nag matukaay yëpp nag ngir nag di saytu rek nit ña fay teer. waaw loolu nag moo nekkoon rek matukaay yi nga xam ne jël nañ ko foofu nga xam ne moom mooy réewum Sénégal kon tey bàyyi ci émission spéciale coronavirus bi lan ngay tàggoo mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw li may tàggoog mbokk yi rek moo di ne di gërëm ñëpp di leen wax ne àddina jarul xëccoo. ci loo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy def ndax bëgg suñu réew rek moo tax. may wax nit ñi nañ leen bàyyi xuloo yeeg werante yi ci Facebook. loolu ñëpp laa koy diggal toute la jeunesse sénégalaise. surtout nag ci période bii ñu toll ci coronavirus nañ leen ko bàyyi. ay WhatsApp ak yooyu nañ leen éviter information WhatsApp. nañ leen jéem a di caytu di xam information bu baax fan lañ koy jëlee. man de wax dëgg yàlla su ma sañoon doomu Sénégal yi nekk ci Italie kenn du leen gën a xam ni réew mi di doxee. looloo tax may def sumay sacrifice di ñëw avec mon frère Augustin mais aussi avec toute l'équipe de Diaspora Vigo di sacrifier suma temps pour ñu di yéene nag jour seen média bi mën ba am ay moyens ay ñaari ñetti nit di ci liggéey ñu leen di fay. parce que communauté sénégalaise soxla nañ information. man ci mbirum immigration laa doon wax léegi ñu ngi ma xëcc dugal ma ci leneen parce que demande bi moo nekk loolu. mais man du ma journaliste bugguma dugg journaliste. di wax rek nag suma Facebook nag maa ko moom képp koo xam ne wax nga ci loo xam ne xuloo lay indi wala werante su ma neexee ma tëj ko. waaw te loolu wax ne képp koo xam ne vraiment ku mu intéressé wul nag su la neexee nga bañ a dugg suma mais soo ci duggee respecteel dama mos a def li ma gën a bañ mooy manque de courtoisie. ak ni ñu koy waxee ci incorrection ci suma Facebook. di dal nit di xuloo nit jaru ko. nit su juumee sax oo ko ci suuf parce que loolu seq nañ ko ñun ñëpp. oo ko ci suuf de ko lii nga def te loolu maa ngi ciy gërëm. honorable Nango Seck parce que poste bi peut-être juumuma man li ma def maa ko xam juumuma waaw te la ma def moo indi autorité sénégalaise di caytu suñ mbokk yi dëkk Lodi te ba ma koy def damaa ut autorisation ñu jox ma ko tur bu ma wax damaa ut autorisation borom ne bindal suma tur amul problème yaa ngi dégg donc loolu moo tax ma ne am na la nu maa ngi gërëm donc honorable Nango Seck parce que moom bu mu comprendre wul daf maa yónnee message ne ma grand tour bi nga def ak est-ce que yooyu est-ce que c'est normal yaa ngi dégg mais mujj nañ ba ma jox ko téléphone yi
ñooñu nekk ca dëkk ba mu oo leen ñooñu nee nañ ma oo nañ ko loolu fa naan su ma koy def bëgg suñu communauté rek moo tax mais c'est pas pour wanewu wala di xëccoo dara dëgg la kon nag maa ngi wax mbokk yi nañ continuer di jox information te yéene bi mooy mu am ñoo xam ne dañuy liggéey guddeeg bëccëg ci mbirum information. dëgg la waa kay mais nekkul ne rek ñëpp opéraay la ñu war a doon wala ñëpp opéraay c'est un excellent boulot mais nag dafa am yeneen opéraay de l'information aussi dafa am te loolu maa ngi koy ñaan quoi. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yi nga jot a indi tey ci seen émission li ci diaspora bi ñu jagleeloon ko rek feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus te lëmbee àddina di la wax rek ne. bul découragé c'est vrai que ay intention yu baax nga amoon moo tax mu demee noonu mais quand même na nga wéy rek di def liggéey bi nga xam ne jàng nga ko def sax daanaka plus de 10 ans fii ci réewum Italie di informer lépp li nga xam ne jëm na ci wàllu immigration. di gërëm mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan fii ci Italie ak ci Sénégal di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàllu technique bi di Tafa Seck ak Sophie Dior ak kii di Diarra Gueye ci coordination bi di leen tàggoo nag ak sax Diarra Gueye ci tegtal yi nga xam ne rek jagleel na ko communauté sénégalaise bi fi nekk di leen jox nag dig daje beneen ayu bés ak yeneen itam fii ci Diaspora Vision ak rajo defaral suñu bopp. asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum mbokki Italia man Diarra Gueye maa ñëwaat tey damaa ñëwaat tey ci beneen sens beneen alerte nekk doomu sénégalais di vivre fii ci biir Italie nga xam ne mos actualité bi ñëpp xam nañ lan la mu taxoon rek tey mu tax maa wax may wax tey ci boobu sens di sensibiliser ñëpp rawatina sama mbokku jigéen ñi sama mbokk ñu yor xale yi sama mbokku doomu aadama yi bàyyiwuma kenn ak xeet yëpp rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo ngi vivre fii nekk ci biir Brescia affaire yi bàyyiwul kenn ku xam xew-xew xam daje xam lépp xam ni ci ñun ñii la ëppee te xam ne fii chaque jour mi ngi am kenn xamagul ni muy demee damay wax rek sama paax di wax ko képp koo xam ne mën ngaa gën a wàññi say dem-dem say dugg-dugg rawatina nag ak hygiène bi surtout hygiène na ñëpp moytu rawatina daje joxe loxo dem ci yenn béréb yi dugg fenn yi ku lu mu waay mën a gën a gàttal tànkam rek mu def ko di wax ni ñun doomu sénégalais yi nekk fii ci biir Italie ñoo ngi suñu jàmm ñoo ngi suñu salaam comme ni ñu ko waxee dégg ku ñu kenn koo xam ne contaminé na wu na ci affaire bi kon nag ñu ngi ñaan yàlla gën ñu ci musal ñu ci làmmiñ cat ak ci musiba balaa